Kolbi mo koyor te du di teru
rahmatullah si turu sang bi ñu joxe fatiha saatul fatih falahan naa saatul fatih def ko seen tur sa fas bu ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyu bi suñu capitaine Mame Cheikh di ziara bu baax te di yebal suñu nuyoo si sang bi sëñ Mouhamadou Moustapha Sy mi nga xam ne moo waral lii yëpp bi ñu jógee si loolu ñu teg si sang yu tedd yi sama goro Pape Cheikh ak Mame Babacar ak soxna Fatima ak soxna Haja ak ñi àndal ñëpp ñi ñaan mission bi ngeen sumb yàlla na yàlla barkeel ko te day leen kàttan ba ngeen mottali ba kenn foogewul woon daf mel ni tey de daw naa 1 mois 1 mois ak ni ñu mën a ñëwal def thème bi ñëwal jàppale maam ñëwal accompagner may daw rek ndax xam naa ni li waa di waxoon rek c'est pas facile de parler devant De Gaulle kon loolu la ñuy delluwaat tey waaye xam nga ni rek ñoom seen barke lépp mën na dox kon ñu ñaan yàlla def yàlla yombal rek incha allah bu ko defee dafa mel ni thème dimension mentale bi maam. dafa mel ni ñëpp apprécié nañ ko on a eu plus de 50 questions yoo xam ne jot nañ ko waaye dañoo mujjee di filtrer pour mën téye temps boo xam ne dinañ mën a évoluer incha allah bu ko defee ci cadre boobu noonu dafa am ay questions yoo xam ne c'est d'ordre spirituel yoo xam ne certainement dinañ ci échanger même am yoo xam ne aussi c'est d'ordre mën neen wax scientifique ak côté santé moo tax tey soxna may mun a nekk suñu wet pour surtout ñëw côté boobu noonu répondre ci question yooyu noonu nga xam ne c'est d'ordre scientifique et médicinal daanaka la ñuy wax bu su ñëwee rek incha allah bu noppee ñu commencé dugg nag ci thème bi def récapitulatif ci sujet yi nga xam ne jot nañ fi jaar par rapport ak dimension mentale bi et aussi certainement une ouverture vers ce qui va suivre incha allah soxna Maimouna bismillah. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar di jiital si nuyoo bi suñu capitaine Mame Cheikh mu jël nuyoo bi joxal ñu ko suñu góor gi Seydi Mouhamadou Moustapha di ko nuyu di nuyu aussi ñi mu àndal ñëpp soxna Fatima soxna Haja Mame Babacar ak Mame Cheikh mi mu àndal ñëpp donc comme li sëñ Moustapha waxee rek foofu la ñuy def waaye xalaat naa li may wax ne li daloon Ibrahima Niang bi passé bu gën a metti moo ñuy dal parce que dama leen di tàmm di tooñ man leen niveau yi di benn man maternelle laa nekk te yéen a ngi ba CM2 waaye rek comme ni ko Moustapha waxee donc benn genre ramassage lay doon bu répondre peut-être question yi nga xam ne c'était d'ordre médical ci suñu lundi bi ak mercredi bi donc ci côté boobu foofu la ñuy waxee que ne bu ñu waxee dimension mentale rek comme ni ñu ko waxee woon mooy mënul dem te bàyyi dimension physique waaye itam mënul dem te bàyyi dimension spirituelle fi ñu koy déggee rek mooy boo tënkee li ñuy wax ci suñu thème bi passé mooy besoin ak envie parce que booy xool côté besoin côté scientifique dañuy wax ne besoin 3 la les besoins fondamentaux les besoins primaires ak les besoins secondaires bu demee ci besoins fondamentaux ñoom dañ koy delloowaat yépp ci cerveau parce que dañ ne lépp luy besoins fondamentaux cerveau moo koy gérer à travers l'hypothalamus ñu ne foofu besoins fondamentaux yi lan lay doon day doon ci wàllu war nga respirer day doon ci wàllu mar nga naan xiif nga lekk ak besoin de se reproduire donc bu ñu waxee mar nga naan am na fu besoin di duggee am na fu envie di duggee parce que besoin mooy li nga xam ne rek boo ko jëlee urgence vitale dootul am mais lépp lu dépasse satisfaction sa urgence vitale dootul besoin envie lay dugg li ñuy wax ne aussi kii xiif bi mu xiifee ba mëntul supporter besoin bu demee ba mëntul si besoin lay doon mais fi mu toogee di taamu ceeb laa war a lekk wala méchoui envie dugg na parce que xëj na buñ ko joxoon benn téye dugub mu lekk ka mu gérer besoin boobu donc yooyu ñëpp bu ñu waxee aussi besoin de reproduction bu ñu wax besoin de reproduction du
tant d'enfants laa bëgg am ak yooyu parce que bu ñu demee bay choisir sexe ci xale bi wala di choisir façon bi ñu bëggee am ba muy jar fekk ñenn ñi mu leen ba mu jar yenn ñuy wax ne système bi ngay def pour am doom bu góor ak doom bu jigéen envie day taxaw mais besoin bi mooy que ne reproduction pour que système humanité bi bañ fi yem mais dootul pour dama koy def ci benn envie donc besoin bi rek mooy pour humanité bañ fi yem donc mooy dugg ci cadre besoin primaire fondamentaux yi moo xam ne yooyu yëpp nag hypothalamus moo koy gérer parce que bu dee xiif sa hypothalamus mooy dem ba mëntul kii mu déclencher hormone yëpp que ne mëntul jàll bu dee mar noonu la bu dee noyyi foofu la bu dee reproduction aussi moom moo koy gérer à travers les hormones de la reproduction bu ñu jógee foofu mu ne ñu dem ci nga xam ne moom la ñu woowee besoin primaire bu ñu waxee besoin primaire dañuy wax ne besoin B boo ko satisfaire urgence la ba pare besoin B dafa nécessaire mooy fondamentaux yi tandis que bu ñëwee besoin primaire dootul lu nécessaire mais lu légitime la éducation dugg ñu la lan moo tax éducation ñëw foofu doon dugg bu doon besoin primaire ñu ne que parce que ki nga xam ne jëlul temps kenn éduqué wu ko bi mu juddoo ba ni mu màggee noonu la yem mu ne ni mu juddoo ni cerveau wam toll ci connexion neuronale noonu lay dem te am na fu ñuy toll ñuy wax dégénération yenn yi day ñëw mais bu dégénération amul fekk éducation amul fa amul dara loo xam ne nii mooy stimuler waat yeneen connexion donc yenn yu bëri day daal dugg démence dugg foofu yenn maladies dégénératives yu bëri dugg donc éducation foofu day doon loo xam ne nii du lu xam ne nii c'est dafa fondamental mais loo xam ne nii priorité nécessaire lay doon ci cadre boobu sax la ñuy waxaatee ci sport foofu lay dugg mu développer muscle mais du yem ci développer muscle parce que dañuy wax ne muscle bu liggéeyul rek day atrophié wu te bu atrophié wu dootul amal ci benn njariñ pour que nga mën a def yow li nga xam ne moom nga war a def mais mun a sport boobu du yem foofu dina permettre ba régulariser say battement cardiaque dina permettre ba yow sang buy jàllati ci yow mooy ni ko maam di waxee li nga soxla rek la lay utiliser lépp loo soxlawul mu transformer la ko comme déchet nga libérer parce que instant boobu yow yaay def ci sa yaram foo xam ne nii dem nga toll nga ci sport foo xam ne nii sa physique ak sa mental dañuy nekk benn donc sport dugg ci cadre boobu mu gérer muscle gérer waat cœur mais beneen bi ñuy wax nag mooy troisième besoin bi moom la ñuy woowee besoin secondaire ñu ne besoin boobu mooy yow nan ngay def pour se réaliser humainement waa pôle spirituel ñëw mu ne nag réalisation humainement bi du comme ni may tooñee taala damay ne samay besoin mooy am château déedéet mais sama besoin mooy fan lay nekk ba mën a def yi nga xam ne moom laa war a def yi nga xam ne ni delluwul feneen fudul sa cadre spiritualité parce que dañuy wax ne li maam di wax ne bu ñu waxee spiritualité ñun dañ tàmm di xalaat religion te spiritualité dafay dépasser largement cadre religion donc lépp looy mënta def ci spiritualité ba sa nekkin ak nit ñi oyof lépp looy def ba nga xam ne ni yow doo doon jeune ci société rek spiritualité day daal di dugg mu ne donc nan la nit di def pour se réaliser humainement donc loolu tam ñu ne cerveau moo koy def ndaxte sa xel ngay màccal ba benn instant nga xam kañ ngay déranger kañ nga déranger wul kañ nga doon benn poids ci ki nga nekk kañ nga doonul benn poids kañ nga war a jóg uti kañ nga war a toog lijjanti li nga xam ne nii mooy ci sa yaram donc waaye spirituel dugg mu wan ñu rekk ne mental mënul dem bàyyi spirituel comme tamit spirituel mënul dem bàyyi mental donc ci côté boobu lañ waxoon ne en fait loolu lañ fa doon indi ci côté boobu peut-être répondre à les quelques questions mooy question bi nga xam ne dañ doon gis que ne chaque instant da doon duggaat da ñëw mooy wàllu schizophrénie nit ñi di laajte lan mooy cause yi te xool bu ñu xoolee médical parce que demoon nañ ba benn instant ñëpp dañ ne woon c'est héréditaire alors que actuellement médical dañ ne la c'est pas héréditaire mën na doon nag nga am disposition boo xam ne ni da nga koy am parce que gis nga sa benn wéjur bu ko am te sax disposition boobu day dem ba day doon que ne parce que na nga tàmm di gis muy def lenn yi moo lay pousser yow nga koy def ñu ne mais bu gënee sori am na leneen lu koy def parce que dafa am lu ñuy wax comme li may wax tout le temps que gis nga benn neurone bu jotee benn message pour que mu transmettre ko feneen daf koy am benn produit lenn loo xam ne c'est des produits chimiques yooyu li ñu siy utiliser dopamine da ciy bokk léegi nag ñu gis ne ñenn dañ koy utiliser pour droguer wu bu fekkee quantité bi sa yaram soxla déjà mu ngi koy sécréter nga yokk ci beneen quantité supplémentaire sa taux de dopamine day yokk donc sa synapse yooyu da nga koy multiplier donc yow da ngay am li nga xam ne nii bu fekkee ne pour benn activité donnée wala pour benn réflexion ci dara lii nga soxla nga am que 10 fois da ngay am ay réaction yoo xam ne nii
dafay ëpp réaction yi nga am donc cas de schizophrénie dugg beneen bi aussi ñu jaar pour répondre à Abdoul Aziz mooy question bi mu waxoon ci souffrance fœtale mooy xale yi nga xam ne nii parfois ci diggante accouchement bi day jël temps ba xale yi am benn problème bi ci du ñu am assez d'oxygène boobu nga xam ne xale yi duñ ko am dafa am ay altération yu muy jur parce que connexion neuronale bi oxygène dafa am solo parce que dañuy wax ne hypoxie cérébrale bu xësee ba am bu continuer bu yàgg sax daf lay indil ay mort cérébrale donc nag hypoxie boobu noonu dafa am zone yoo xam ne da koy détruire bu ko xësee ba détruire ñu ne xale boobu bu màggee am na yenn prédisposition buñ ko teelulee éduquer teel ko jàppale pour mu développer yeneen synapses yu bees maladie schizophrénie dugg yeneen maladie dégénérative dugg donc maam comme ni ñu wax rek ñu yem foofu rek bàyyi la Moussa li ma koy tooñee Moussa sànq ma ne ko jarul woon sax ñuy ñëw parce que maam Cheikh ak Serigne Moustapha rek doy na ci plateau ku ci nekkaat da ngay yàgg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp te di baalu àq ñëpp moom sax balaa ñoo dugg ci question yi man dama am question xaw nag ba xam nañ ma ko permettre am déet soxna da nga tudd ci sa exposé baat bu ma intéressé yaa ngi indi besoin de reproduction ma question bi may posé foofu mooy est-ce que besoin de reproduction la ou est-ce que devoir de reproduction la kon ñu xool ba xam rek waaw bismillah kon nga defee ñu ngi sant soxna bu baax ci intervention maanaam dafa mel ni sa question bi dañ koy delloo médecin bi rek xam naa moom dina si mën ñëw wala du ñàkk itam ci biir développement yi mën nañ ci ñëw incha allah question dimension mentale bi dafa mujjee nekk labyrinthe si ñun te moo waral sax sujet bi ndax thème mu semaine bi à la dimension mentale un labyrinthe familier dangay dem ba min ko foog ni yaa ngi ci mu njuuj la loolu moo tax nag ñu indi thème yooyu noonu moo ne si diggante lundi ak mercredi nit ñi di jaxasee nit ñi di foog ni comprendre neen ko fekk comprendre ñu ko xam naa maam moom cadre labyrinthe boobu noonu foo ñu ñëwaat si incha allah ci biir discussion bi waaye bu ñuy waxee dimension mentale dañ dellu ci cadre aql te nécessaire bien sûr ñu xool aql boobu fan lañ ko njëkk déggee ndax Seydi Hadji Malick li muy wax ci xilaas ni leer bi nga xam ne moom la yàlla bindee mu nekk leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñii naan ruux la ñuy jox ko ay composants wala ay segments ne mooy ruuxul kulli ne aqlul kulli ne alqalam ne yëpp a ngi si biir Seydi Abdul Xaadir Jeylaani dafay wax si asirul asrar nii dañ ko naan an nuur dañ ko naan leer nga parce que raxul ténèbre ñu ne ko aql nga ndax tu as vu et compris lépp li nga xam ne moo am dafa bi ko yàlla defee rek moom il a tout compris ne ko alqalam nga ndax tu li nga comprendre nga transmettre ko ci xuruuf yi ba nga xam ne nit ñi comprendre ko Sëñ Moussa defe naa nit na ko ci gàmmu 2016 mais aql boobu noonu est-ce que mën nga ñu su indil loo xam ne dina tax ñu mën a def lii waral ñuy ut première question bi sax fa lay dugg sax ndax ñu am besoin de renouer ak cette connexion la divine bismillah. waaw xam nga dañ ne nit ñetti dimension dañ ne xel dañ ne yaram dañ ne ruux mais comme ni nga koy indee besoin de renouer boobu man déjà li mel ci mooy ban ci ñett yi moo koy générer boo xasee ba comprendre en fait foofu ci li si des ci lay commencer oyof di yomb dégg parce que ku dégg raisonnement bi da nga yaakaar ni kon besoin boobu forcément ci ruux la war a mën a jóge
et pourtant ruux message rek la. yaram ak xel dañoo grève. yaram ak xel dañoo grève ndax dañoo dem ba comprendre ni muy benn yaram croissance biñ ko limité moom xam na ni yàlla denc na lu ëpp loolu ci moom te xam na ni bu seetee seet amul benn élément bu ko mën a permettre mu àgg foofu kon nag il faut mu wuti wàllu xel moom it xool na xool potentialité yi mu am yëpp capacité yi mu am yëpp li mu denc lépp xam na ni ak lu mu mënti def lu mu mënti jéem mënul fexe ba jot ci ndax day gis benn mur ñu ne ko niveau bloqué il faut nga yokk sa expérience doo nga mën a accéder ci niveau bi ndax difficulté bi yow say capacité mënagu ko kon nag comme ñoom ñaar ñëpp jaaxle nañ ñu dajee waxtaan ne waaw man de nangam daal na ma lii laa ci daj waaye fii laa ci yam ke ca des ne manit lii laa ci daj fii laa ci yam ñu ne ah kon nu ñuy def xel ne ah xaaral xam naa sama benn mbokk boo xam ni de yaakaar naa war nañu see mën a génne ñu ne kon nañ seeti ruux gis nga mooy li may expliqué bii passé ci 3 6 ak 9 bi yaram lu mu développé am na foo xam ni moom kese mënu fa yóbbu boppam xel lu mu développé am na loo xam ni mënu fa àggal boppam kon il faut que ruux dugg mais ruux bañ ko seetee dafa am lu mu expliqué daf leen wax ni moom lu mu am capacité dafa am ci ku mu dépendre kon nag ce n'est pas juste une question de religion c'est une question de survie moo tax ma expliqué ni besoin yi ñuy wax yëpp ay lekk ak ay naan ak oxygène ak leneen loolu yëpp ay illusion la loolu yëpp ay envie la tout dépend nag léegi ci degré d'évolution nit ki lan mooy doon envie lan mooy doon besoin parce que am na foo xam ne nit bu fa àggee soxlaatul dara loolu boroomam ndax lépp luy jëriñ fa la koy jëlee directement gis nga mais docteur du yéen ci wàllu médecine da ngeen di def perfusion ci wàllu médecine ak ci wàllu sport xam nañ li ñuy woowee dopage yooyu yëpp am na drogue yoo xam ne day yokk say performance yooyu yëpp am na et pourtant yàlla am na yooyu yëpp ay bu la ko xasee cuuj du deñ du rees du wàññeeku ok da ngay sonn di ñafe di gën a sonn mu jël beneen façon indi la jëlal beneen côté indi la ne la am jëlal bii nga jël ay gars ci beneen niveau ainsi de suite gis nga moo tax mës naa ko wax fii yaakaar naa ci Colisée bi bu ñu nee baatu athée moo tax ma ne man athée ci laa mën a jël ni looloy preuve yàlla ndax xam nga buñ ne religion école la bon xëy na sax loolu semaine prochaine la waaye daf ci am partie bu ma intéressé ndax athée bi lan moo tax mu lànk ni du gëm yàlla dafa nanguwul gëm yàlla wala boog dafa nanguwul gëm yàlla biñ ko jàngal waaye xam na yàlla wax ji nag mooy léegi yàlla ji mu xam ak yàlla biñ ko jàngal est-ce que dëppoo nañ bu fekkee dëppoowul il faut mu utal ko beneen tur ñii naan science ñii naan logique ñii naan nature ñii naan lii ñii naan lële ay yëpp yàlla la rek. loolu moo ñu permettre rek ñu mën a damay loolu moo ñu permettre rek ñu mën a enchaîner si surtout que conscience supérieure boobu ñu doon wóori léeg-léeg baatu conscience nit ñi dañuy am problème pour reconnaître ko diggante conscience esprit ak raison. trois yooyu noonu est-ce que mën nga leen gën a leeral pour nit ñi xam faire la part des choses ndax balaa nga bëgg a avancer fa nga gën a xam sa bopp ba noppi. waaw conscience esprit ak raison yomb naa dégg raison mooy boo xalaatee dara mu mën la wax est-ce que lii lu mën a dox la walla lu mënul dox la raison moom mbiram simple la da lay wax est-ce que lii réellement par rapport ak information yi nga jot a dajale ci milieu bi la wër. est-ce que réellement lii lu mën a nekk la am déet mais comme li ma wax ci information yi nga am par rapport ak milieu bi la
kon fi sa compréhension sa perception yam moom it fa lay mën a yam. Esprit mooy lien de parenté entre xel ak ruux ndax esprit attewul mbir yi ci logique ba mu jeex dafa am beneen possibilité bu muy bàyyi waale xel moo tax bu calculer lépp facteur Dieu moom daf koy bàyyi xel moo tax day naan moom pourtant nangam mën na nekk bu nangam amoon ainsi de suite waaye conscience nag moo ci intéressant parce que conscience maa ngi koy tudd bi passé conscience ci wàllu xel organe de confirmation la conscience dafa am fu ci nit ñi di juumee te mooy dañoo jàpp ni moom balaa ngay def dara mooy naan tee ngaa bañ a def lii nangam ak nangam conscience du doxee noonu conscience day mel ni tey jii nga jël sa téléphone jël benn fichier ni da ngay supprimer fenêtre boobu di affiché wu naan êtes-vous sûr loolu mooy conscience. ci conscience boobu parce que lu jar a bàyyi xel surtout ci développement wu nit parce que xam nga conscience dafa saay-saay conscience mooy li nga xam ne di nga toog jël sa décision gis nga moom ci confirmation demande de confirmation boo xam nga nu muy defee day naan kaasu ndox a ngi nii de mar nga lool foog nga naan waaye da ngaa woor est-ce que c'est sûr que bëgg nga ko jël boo ko naanee de di nga dog sa koor bàkkaar la de waaye sa mar bii de doy na waar c'est ça conscience façon boobu lay fonctionner gis nga dalay def loo nii gis nga moment bi nga jëlee sa responsabilité nag def sa décision mooy la wax naa la li ma xam. moom la sëriñ bi wax ni c'est un conseiller avant l'acte et un juge après l'acte. exactement tout simplement te texte waaye bu ñu dalee conscience boobu noonu sëriñ Cheikh day wax sa turandoo danaan naaj bi dafa am conscience. te conscience am boobu noonu bu ko amul woon. kon mu lakk chaque jour mu lakk planète. diggante conscience bi nga xam ne si nit di dund la. ak li nga xam ne moo nekk si nos juridiction comme ni ñu ko tuddee. nan lañ koy comprendre est-ce que même conscience bi la wala dafa am différence. góor gi tontu na ko ba mu ne mbindeefu yàlla yëpp yàlla am na unanimité si ñoom ba mu des nit foofu rek la dellu ñoom ñëpp xam nañ ki ñu amal affaire ak ni nit toll xam nga lu tax parce que nit ci composant yi ko composé ci lañ bind yooyu yëpp capacité yi yooyu yëpp am ci nit la jóge moo tax nit en réalité nit bu matee nit amul besoin mais li neex ci loolu mooy conscience boobu mu indi ci jant par exemple mais xam nga boobu sax sànq lañ ciy waxtaane yàlla xam na ko ñuy waxtaan bay tudd ni jant bu dul woon conscience boobu ak filtrage bi yàlla indi diggante ñun ak moom waxuma la sax tàngaay bi mais li muy sori nit bu nekkee ci kaw suuf dina ko dégg muy lakk te bruit bi dana fort goo xam ni day mel ni ku jël scooter taal ko sa wet en constance kon nag conscience boobu jant bi am ba xam ni fii de nit a nga fa xamit nit ak fi ko yàlla teg waaye nit nag lañu wax c'est très important ndax xam nga bëri na ko wooy boppam nit wala doomu aadama sax te yàlla xam ni matu ko yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel mais gis nga conscience boobu mooy tax li tax sax ñuy wax juridiction ci cadre nit li tax du ñu wax environnement c'est parce que xanaa xamoo ne ni tey jii cerveau wu nit moog yeneen cerveau yi ci àdduna bi yëpp connecté moo xam bu animal la moo xam bu végétal la moo xam bu moroomu nitam. loolu mooy def impact des fois nga ëbbali kenn ëbbali sa wet. yooyu yëpp ay façon la. mais gis nga loolu grawul parce que am na question yaakaar naa bu ñu fi posé woon ci cadre loi de l'attraction gis nga loi de l'attraction boobu ñuy tudd ki ko indi dafa déggul parce que nekkul lu général lu spécifique la te ñi mu spécifique ci ñoom sax mën nañ bañ a xam ne nekk ñoom ci seen wàll la parce que ci biir réseau cérébral boobu dafa am lu ñuy woowee cerveau antenne mooy cerveau boo xam ni tey jii bu soxlawee information wala moom ci boppam ci biir réseau bi am na pouvoir de décision waaye xam nga yàlla ak ni mu bëggee équilibre cerveau am capacité yooyu yëpp ba pare du bàyyi di jot ci consciemment il faut que mu def yitte yar boppam maîtriser boppam xam boppam
doogee mën a contrôler loolu. waaw nag ñoo dégg de ndax c'est Anta ñu ngi doon wax ci groupe bi yàggul yàlla xam na ko. rek pour poser question boo xam ne nii comme lam lañ doon wax mooy ordre médical dafa am lu ñuy wax détecteur de mensonge. donc ci cadre science bi ñu ko defee dañuy def ñu ne pour que ñu xam ne niveau ndax li muy wax dëgg la wala du dëgg dafa am benn appareil yu ñu koy teg donc appareil yi bu ñu ko tegee ci ngay xam ne kii wax dëgg parce que avant ngay wax dañuy xool sa fréquence cardiaque instant bi ngay wax ñu xool sa fréquence cardiaque donc ñu ne foofu la ñuy xamee ki nga xam ne wax na dëgg wala waxul dëgg parce que bu fekkee nekkul di wax dëgg fréquence cardiaque am dafay supérieur ak fréquence cardiaque normale am mu ne waaye ba léegi mënuñu ci sukkandu ba mu jeex parce que ki nga xam ne dafa tàmm wax lu dul dëgg moom bu ñëwee buy waxee bu waxul lu dëgg fréquence cardiaque am du adapté wu. exactement day normal donc scientifiquement tey mu ñu posé waat question pour xam. question bu intéressante la ndax ñun ci suñu étude psychologie loolu daf ñu jaaxaloon parce que polygraphe yaakaar naa bu ma jiw mu dina jël sa fréquence cardiaque jël sa ñaq jël sa mouvement auriculaire et pourtant nit dana yar boppam ci miin machine bi façon boo xam ni bu ko ne lii laa bëgg mu feeñ ni mooy dëgg loolay feeñ mais gis nga loolu façon yar sa bopp la ndax respiration rek effet bi mën a am ci nit c'est extraordinaire ci cadre médecine sax loolu miin nañ ko ci cadre sport encore plus mais gis nga nag léegi connexion boobu entre xel mi ak yaram bi pour mën a joxe ordre boobu ba pare respecter ko travail la parce que nañ waxante dëgg nit li mu gën a mën a adapté wu mooy stimulus par rapport ak léegi stimulus bi ngay jox sa yaram ni nga koy entraîner à ce que mais am na rythme de respiration boo xam ne boo ko xasee ba jël sa oxygénation yaram dafay yokk sa calme dafay yokk dara du ne teel rek nga jóg sa ba ci sa capacité de réflexion sa niveau d'analyse dafay changer loolu yëpp ci ba xam inspiré nga wala expiré nga kon nag nga xam ne mbir yi simple moo tax bu ñu naan le souffle premier du ay font gis nga noyyi googu du hasard parce que xëy na indi nañ souffle premier bon xëy na nag waa spirituel di ngeen ma baal ndax lii seen cadre la wax dëgg neex yàlla waaye bu ñu nee souffle premier mais gis nga yàlla ay mbiram kenn xamul lan la souffle premier mais respiration dafa am inspiration am expiration souffle premier bi moo lay jox lépp li nga soxla pour nga am départ big bang yi ñuy wax yeeg yooyu yëpp loo gis mu am début ci souffle premier bi la jógee mais kon cycle expiratoire bi nu muy demee foofu nag kenn du ko tuddee souffle premier ndax souffle premier bi dugg na ba pare expiration lan la looloo lay wadde oxygène bi nga jot a dugal nutriments yi nga jot a dugal li nga jot a dugal sa yaram mu war a am njëriñ am na njëriñam ba moo ngi génn kon nag foofu nekkatul souffle premier souffle divin la ndax li war a mat na souffle divin boobu nag mooy garantir bépp fin lépp lu war a fonctionner bépp machine bépp appareil bépp fonctionnement bu war a am ci création bi ci kaw ba ci suuf waaye yamu fa li waroon am te amul li yàlla bind te indiwu ko li mu bind te joxewu ko li mu bindagul ak li mu bëggul mu am yépp loolu yëpp ci lii la dépendre kon nag bu ñu jëlee cycle bu compliqué nii ak li mu aju yëpp ñuul ko denc ko ci dënnu nit nga war a xam ni kon nit tuutiwul foofu rek la toll mais gis nga docteur foofu li ci intéressant mooy dañ ne détecteur de mensonge waaye est-ce que vérité moo leen intéressé c'est très intéressant parce que dafa am li ñuy woowee vérité ak vraisemblable nit dina la wax dëgg nga ne ko déedéet li nga wax ni yanuwul maanaa waaye est-ce que dëgg bi pour mu am il faut que sa xel nangu ko moo tax nit dina la wax dëgg doo ko gëm fekk ne loolu la demee nit wax la loo xam ni tey ji boo ko xalaatee wax dëgg neex yàlla lu logique la fekk yàlla xam na ne moom xëpp na loolu lu ko neex
moo tax foofu tamit angle bu jar a étudier la. ñoo ngi wax détecteur de mensonge waaye est-ce que vérité bi intéressé na leen ba tontu naa question bi rek alhamdulilah. macha allah waaw. conscience ak inconscience. nit ñaa ngi laajte ndax dañ koy développer à part. wala dañ koy unifier. waaw mais mënuñ développer wu à part mënuñ développer wu à part xam nga day mel ni tey jii nga ne pile ou face. pièce bi du mat lu ñaar yëpp nekk fa noonu rek la toll c'est-à-dire que tey jii sa conscient ak njëriñam mais dafa incomplet parce que ba léegi travail am dafa subjectif dafa concentré de trop ci li altruiste dafa concentré de trop ci liy njëriñ ba lii cadre survie lii cadre dundu nit ki moom intéressé wu ko kon nag am na lu ko manqué ci équation bi. de la même manière inconscient moom dafa concentré de trop ci survie nit ki ak confort am ak bëgg-bëggam ce qui fait que moom it li war a jëriñ nit ki ba mu avancé intéressé wu mais gis nga bu ñu àndee ca nañ war a àndee parce que ba ci cadre schizophrénie bi nga tudd lii dafay ñëwaat parce que tey jii ki nga xam ni dafa dajeeg genre équation existentielle. dans le sens où daje nag situation boo xam ni normalement conscient bu fekkee moom mooy fonctionner am na décision bu mu war a jël mais instinctivement décision boobu nangu ko jël loolu choc moral la gis nga choc moral boobu li ci intéressant xam nga lan la fracture mentale la lay jural fracture mentale boobu mooy tax dootoo tudd conscient dootoo tudd inconscient dootoo tudd yi ci des parce que ñooñu ñëpp seen fonctionnement ci ñaar ñi ñu jël seen position la aju parce que ñooñu ñoo yore réellement fonctionnement wu personne bi c'est-à-dire que nit ki dans son cadre animal maanaam yaram beeg yooyu dina fonctionner mais pas ca nam waree day mel ni tey jii nga xëy am sa ordinateur disque dur bi lakk wala mu am problème ba di fichier yeeg système d'exploitation mënutul fonctionner c'est le même principe. ce qui fait que fracture mentale boobu nag léegi li ci intéressant mooy conscient bi day toj inconscient bi day toj bu ci nekk nag léegi fragment bu ci nekk ak trait yi muy boole di nga gis sax xaaju trait fii ak beneen xaaju trait fële mais est-ce que ñaari ànd na moo tax schizophrène mën na am plusieurs personnalités ci biir yaram bi parce que gis nga fragment yooyu bu ci nekk nag rek day créer entité boppam. waaw léegi mécanisme boobu ñaari war a ànd. lan moo koy huiler moral la pensée la wala acte la. waaw mais. wala la sax exactement parce que bu ñu nee dañu war a ànd mais ànd ak fusion bokkul parce que ànd mooy fonctionnement normal c'est inévitable kenn mënul daan sa morom c'est un éternel combat conscient day jël fii. inconscient xëcc fële ainsi de suite mais gis nga fekk combat boobu moo ngi am mentalement sax capacité wu nit du avancer alors que tey ji fusion bi nag léegi foofu du ànd du danse du dara forge la forge boo gis nag day tàng waaye gis nga tàngaay boobu ak pression boobu mooy différence diggante këriñ ak diamant noonu rek la toll gis nga fusion boobu bu xasee ba am conscient amatul inconscient amatul subconscient amatul yooyu yëpp amatul benn unité mentale mooy am mooy identité absolue l'homme face à lui-même l'homme avec lui-même l'homme contrôlé par lui-même je dis bien l'homme pas l'humain parce que foofu décision la encore tu es face à toi-même am ses capacités am lépp devant toi mais le pouvoir corrompt foo ci jëm. ci nguur boobu xam naa dañuy dem ci nguuru nafs. am nañu naan nafs. ak est-ce que mooy inconscient ou déet. non il y a une très grande différence c'est-à-dire que nafs dafa bëri yu koy influencer mais nafs boo dindee distraction yeeg yeneen éléments extérieurs yépp nafs outil la nafs allié la dafa fekk ni rek dafa am jikko boppam.
kon nag boo ko bëggee duggal ci li nga soxla il faut nga yar ko moo tax besoin yi taxaw envie yi taxaw besoin yi mooy yat bi nga koy yare envie yi mooy yàpp bi nga koy neexale ci biir loolu nag il faut que nga mën a trouver équilibre parce que c'est pas parce que dañoo tudd yat tudd yàpp que forcément lépp ci yar gi la war a jaar pour mu mën a ja pour mu mën a jug boo ko defee rek gaañu dina la ragal waaye bu la jekkoo yàq la. loolay tax sax ñu mën a enchaîner directement ci deuxième partie bi. bi nga xam ne récapitulatif la surtout. ci côté question yi ñëw ci côté besoin ak envie. illusion choisie bi ñu def mercredi. waaye balaa loolu xam naa dama benn extrait rek bu sëriñ di waxtaan. ci poubelle yi nekk am yi am. ci xel. ñu suivre extrait boobu incha allah avant ñu enchaîner. moo di nit matière grisam dafay dem bay éclipser substance de qualité mooy aadamiyatu ibni adam dafay dem bay éclipser insaniyatal insaan mais li koy def lan la an nafs moo koy def ndax an nafs moom la ñuy fay taxe enlèvement des ordures liñ naan diw bakkanam dafa topp bakkanam bakkan boobu moom la yàlla wax ni nañ koy fay taxe enlèvement des ordures te ñetti poubelle mu ngi ci biir kër gi poubelle bu jëkk bi mu ngi tudd achak mooy sikki sàkk poubelle la naf sa ko bàyyi ci biir badan dafa waroon tuur mbalit bi mais daf koy nokkas qad aflaha man zakkaaha waaye wa qad xaaba man dassaaha au lieu mu enlever ordure bi daf koy nakkas bu demee ba yàgg moom chàkk bi dafay am xet te xet boobu dafay dem ba yéere xel te bu yéeree xel gëlëm te bu gëlëmee réer poubelle boobu fokk ñu seet mbiram ñaareelu poubelle bi mooy az-zann wa inna ba'da az-zanni ithmun moom it dañu war a évacuer ordure bi moo tax bu ko nafs nës-nësalee kenn évacuer wu ko mu jur xet moom zann bi te bu juree xet dana dem ba yiir xol jur ci moom lu ñoo tudde mbañeel beneen poubelle bi mooy bu ñuy tudde al wahm mooy hésitation def-defle moom itam poubelle la bu ñu évacuer wul ordure bi buñ ko nës-nësalee ba mu yàgg dina am xet bu muy dégager xet boobu mën na dem ba yiir roox jur ci moom taraddut te mooy muy dengi walla muy am lu muy xaw a werante ndax am na walla amul waaw moo tax ñetti xet yooyu nag
bu ko nafsu waree évacuer te évacuer wu ko da ngay dem ci butigu yàlla mu jaay la cuuraayu bant yàlla am na ay cuuraayu bant am na ci cuuraayu bant boo xam ni ilm la ko tudde xam-xam la tudde cuuraayu bant bi boo ko taalee ci biir kër gi xet bi chaque doon yéere xel ba muy réer cuuraayu bant boobu tudd xam-xam mën na évacuer xet bi waaw bu dee vann bi jur mbañeel bi demal ci butigu yàlla mu jaay la benn cuuraayu bant bu tudd mahabba boo ko taalee ci kër gi dana dem ba xetu mbañeel bi doon yiir sa xol cuuraayu bant bi mën na changer xet ba cofeel dem ci place mbañeel bu fekkee ni nag dengi bi ngay am la te mooy doute boobu ak hésitation boobu nga dem ci butigu yàlla mu jaay la cuuraayu bant bu tudd al yaqin te mooy certitude kuy werante da ngaa gisagul lu wóor mais ku gis lu wóor dootoo werante waaw bu ko defee yàlla jox la lu wóor te mooy wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin waaw waaw waaye nag bant bu mu ci mën doon buñ ko taalul du jariñ denc bant bi kese kese du tax mu sotti foog nga taal ko te safara dafa metti loolu tax safara dafa metti safara boobu moom nu ñu koy déggee volonté la wala déet ah adversité ndax xam nga nit dafa am fonctionnement dafa am mécanisme boo xam ni boo ko joxee résistance mu jox la force kon nag volonté mënul jëp ci rek tàkk noonu déedéet volonté mooy ba nga taalee safara gi ba pare war ko jël boole ko bant bi foofu la volonté di intervenir waaye safara bi en tant que tel mooy adversité mais adversité day fekk nga nangu ni adversaire la ndax tey jii nit ki bu fekkee moom xam nga mooy li ñuy wax naan ki nga xam li mu nekk jàpp na ne dara nekku ci munoo fexe ba mu jóge ci ki nga xam ne tey jii moom jàpp ne li mu nekk looloo war a nekk li mu nekk loolooy mbiram munoo wax ak moom mukk bu mu gis leneen parce que xas na jàpp loolu li mu mën a def kay mooy dem ba gisal boppam ne nekkee dafa juum negam booba dina am humilité wu nangu ko yow dafa bokk ci paramètres yi ndax xam nga sax ci nafs dafa am intervention fii ndax nafs bu fekkee dañ ne outil la outil boo xam ne yaa ko war a yar tënku ko ci li nga bëgg mu dox c'est vrai il faut nga am foo jaar ak moom xëy na indi nañ envie indi nañ besoin il faut nga xam fan la yar bi ne fan la yat bi nekkee farata ak fan la yàpp gi nekkee farata ndax xam nga ki nga xam ni wóor na la ni yàpp gi la soxla ci yow waaye am na loo soxla ci moom dangay xool noo def ak moom ak yàpp gi rek teg ko ci kanamam waaye bu ko jox teg ko ci kanamam waaye bu ko jox mujj gi moom mooy commencé négociation yi yàlla waa léegi d'accord dinaa wàññi waaye man lii laa soxla nga ne ko déet man tamit dama am samay condition noonu la ñuy yaree bàkkeen waaye bu demee bay rëcc sa loxo nag nga xam ni fii nekkatul domaine négociation da ngay régler un problème foofu nag ci la yat gi di dugg gis nag mën a équilibrer ñaar yooyu mais gis na li intéressant mooy ci ni ko góor gi indee mbalit yooyu muy bàyyi lan moo tax mu koy defee noonu xam nga dañuy bàyyi xel ni lii ma jot a expliquer nii amul dara lu raxagu bakken ca na mu nekkee bakken la
waaye bu yeneen éléments yi duggee entourage bi dugg wax yu sew yi dugg cokkaas yi dugg jay yi dugg li intéressant mooy foofu nag la bakken di commencer bew bu bàyyee nag nafs baatu nafs dootu ko doy il faut mu wuti beneen tur di jaani moom léegi borom daraja la daraja googu nag lay jël ne comme moom nag léegi borom daraja mooy jël décision lii moo ko neex ci këram lii neexu ko waaye du xool ba xam lii moo gën ci këram wala lii gënul te mooy li góor gi doon nettali rek di ko expliquer ci cadre première dame façon boobu lay fonctionner di fonctionner noonu moo tax ruux ak mu taxaw ci wetam mais comme li ñuy waxee union la bu séparation amee rek musiba am parce que nafs moo yore caabi yaram ruux moo yore diggante nit ak boroomam léegi ñaar yi bu ñu neexawul fu nit ki jëm. xam naa loolu nañ si ñëw sax parce que yar boobu noonu xam naa ñoom scientifique réflexe de Pavlov lay gën a jege dañ lay conditionné ba keroog ngay kii xam na da nga am laaj am ñun foofu laaj bi ñuy dugal mooy comme li góor gi wax léegi nii ci matière grise ñu xam ne que ne cerveau ak liñ fi waxoon la dernière fois ci lobe bi yëpp constitution bi 2 la matière grise bi ak substance blanche ci matière grise bi fa la ñuy wax ne fa la neurones yi nekk neurones yi wax ne ñun suñu capacité bi ñu si mën a utiliser mënul dépasser 10% consciemment donc ñu dem ba comme li nga ko waxee léegi nii jay yenn nay dugg sa bakken dugg ba nga ni donc ni ñu tijji yeneen produits yoo xam ne ni ay produits chimiques la yoo xam ne ni day stimuler matière grise boobu stimuler yeneen neurones yooyu noonu donc ñu xam ne aussi ba léegi cadre science trouvé guñ ci solution parce que amul kenn ku ko def ba tax sa niveau mental am supérieur te 10% yooyu te amoo yenn pathologie yu ci topp donc ñuy xool ñuy wax ci côté beneen bi nga xam ne du science nan la ñu mën a def ba atteindre 100% yooyu te duñu wut ay produits chimiques. waaw mais xam nga man li may njëkk a posé nit ki bu fekkee bëgg na contrôler mais lu tax administration produits chimiques yooyu nekkul ci loxo c'est-à-dire que contrôle bi ak lu mënti xew rëccul loxo nit wax ji mooy échange bi mu war a def ba ñu jox ko loolu moom lan la war a joxe foofu en fait la jafe-jafe gi nekk parce que bu dul sax ruux ak participation xel ci boppam war na mën a àgg ci stade boobu mais nag problème bi comme ni ma ko waxee nan ngay fexe ba contrôle inconscient boobu nga xam ni moom la xel di am ci yow moom la xel di doxalee li mu war a doxal mu koy doxal cerveau bi li mu war a communiquer ak yi ci des ci wàllu information ci wàllu décision mu communiquer leen ko et pourtant yow doo ci mën dara yow mi nga xam ni yow yaa ne yaa nit ki nan ngay fexe ba contrôle boobu nga récupérer ko xam nga da ngeen di bàyyi xel ni yàlla ku bëgg natt nit la ku bëgg test la mais gis nga test bi foofu la nekk parce que balaa ngaa contrôler dara il faut nga xam ko mais nag bu fekkee da nga bëgg a yemale sa contrôle ci lii laa foog ci sama bopp munul dem balaa ngay contrôler dara il faut nga xam ko boo ko xamee ci nga xam fan nga koy jaar ba mën ko utiliser optimalement gis nag foofu nag la affaire yi di intéressant parce que amul kenn ku la mën a wax ni façon bii rek la xel bu nekk ak ni mu bindoo xel bu nekk ak ni muy fonctionner nit ku nekk ak li daje ci moom kon nag tey nit mën na dox ci mbedd yàlla defal ko sutura mu gis dara loolu am lu mu débloqué ci moom waaye am na ñoo xam ne tey jii fekk mbëkkuñu fukki mur dara du bouger gis na nag yooyu yëpp ay façon la parce que c'est une manière de sécuriser en fait le trésor humain bi mooy potentiel illimité boobu bu fekkoon ku jóg rek jot si mais kon fu àdduna bi jëm kon nag il faut ñu créer ay barrières de sécurité capacité yaram du standard dès le début yaram am na yenn capacité am na yenn force yi mais lan moo tax kenn du ko bàyyi mu utiliser ko parce que bu parewul boppam da koy def ba pare gaañu n'est-ce pas
xel même principe bi la ruux même principe bi la c'est ça nit ki nag moo war a def yitteem déjà xam moom yan barrière la am fan la barrière yi situé wu ban hauteur la ban largeur la ban profondeur la mais aussi ban matière la ci waxin xam nag léegi ba xam est-ce que da koy percer est-ce que da koy gravir est-ce que da koy contourner nu muy def mais gis nga ku ci nekk ak bosam ku ci nekk ak bosam gis ngeen am na loo xam ne amul clé squelette yoon bu yomb amu fi bu fekkoon mbir yàlla dafa bëgg mu yomb wax dëgg neexee la ñuy bind lépp mat waaye comme defu ko dafa am lu muy xaar ci ñun c'est très important moo tax yitte ku nekk la mu dem def exploration boobu moo koy permettre mu am xam-xam googu moo koy permettre nag léegi mu xam fan lay jaar ba lim soxla ci boppam mu mën ko am moo xam ci cadre physique la moo xam ci cadre mental la moo xam ci cadre spirituel c'est très important ba tontu naa question bi. pour dolli si barrières yooyu nag barrières yooyu ñuy wax léeg-léeg ne neen barrières yooyu des fois société bi ñoo koy teg. de créer la yokkal la ay barrières sax. est-ce que barrières yooyu noonu société bi la tegal est-ce que da nga obligé écarter wu de la société pour dindi ko. wala aussi boo nekkee ci biir itam si société bi nan nga mën a moomee sa bopp ba mën ko écarter. c'est un problème d'environnement mais environnement bi ça n'a rien à voir ak société bi ça a tout à voir ak yow environnement bi nga nangoo nekk ban la parce que am na ñoo xam ne dañuy naan bon société bi nangam ak nangam fekk yàlla xam ne li leen intéressé mooy ñu def li ñuy def ba pare nit ñi naan leen yow nekk jàmbaar nga gis nga genre boost dopamine boobu moo leen intéressé mën a se sentir bien se sentir supérieur se sentir utile fekk boobu société bi moo leen intéressé wala dañ nangul def face par rapport ak seen égoïsme par rapport ak vision boobu gis nag différence bu jar a def la gis nga ki nga xam ne dëgg-dëgg li ko intéressé mooy moom ci boppam ay principe am ak fonctionnement am yoonam nekkul ci li keneen xalaat c'est aussi simple que ça diw dee nangam xool ko ni mu mel bla 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 sa yoon. da nga ne si cours bi passé que ni besoin yi ak envie yi sax ay illusion lañ. léegi kon nan la ñuy mën a écarter illusion yooyu noonu. décider ko xam nga lenn am xas nga ba xam ni mbir yi nii la demee bëggatoo mu demee nii te si yow la aju mais jëlal décision exécutive lii nangootuma ko et puis voilà tu passes à autre chose fekk nanguwoo def loolu c'est-à-dire que fekk nanguwoo détacher sa bopp ak problème bi mais noo ko bëgg régler ce n'est pas possible mais nag nangoo def en fait saut boobu nangoo def décision boobu nangoo engagé wu ci chemin boobu looloo jafe parce que nit wala boog doomu aadama li mu gën a bañ mooy regaaru keneen ni ko keneen di gisee daf ko jaaxal daf ko yitteel fekk nag mu ngi ci logique boobu mais dëggu yàlla est-ce que dina ko intéressé parce que nit ñi bu ñu waxee lii yàlla wax lële est-ce que dafa tax dëgg gi toxu déedéet kon nag bu fekkee réellement li la intéressé mooy nga jëm kanam te mu wóor la ne jëm kanam nga ci yàlla rek la mën a jaar il faut nga jël sa décision est-ce que société bi ni mu la gisee moo la intéressé ou est-ce que yàlla ni mu la gisee moo la intéressé moo tax alku il faut que mu am benn da ngay alku ci bëtu nit ñi jot ci yàlla wala nga alku ci bëtu yàlla jot ci nit ñi. dañuy jàpp ni li ñu naan nit dafa am ay besoins yu naturels yu mu war a def. influence société bi la influence négative société bi la. mais dañ ko xool déjà ci lekk. lan lañ ñuy wax 3 repas par jour mais c'est pas prouvé ce n'est pas prouvé ce n'est même pas fondé nit soxlawul 3 repas par jour et pourtant tey boo génnoon fii nit ñi bu ñu lekkati 3 repas par jour yow sa bopp la ñuy def repas c'est ça pour wax la ne en fait malheureusement nit dafa am mécanisme boo am c'est-à-dire que nit bëggul dégg dëgg dafa bëgg dégg lim jàpp ba pare ñu waxat ko ci beneen façon rek kon nag foofu dëgg intéressé woo ko confort de pensée moo ko intéressé te loolu dafa jar a moytu mais nag nangoo def étude boobu mooy wax ci di nga gis comme li ma wax léegi 3 repas par jour nit soxlawul 3 repas par jour ñu ne la il faut prendre
minimum 3 litres d'eau par jour am na ñoo xam ne soxla nañ lu ëpp loolu ndax xamoo seen yaram li ci yàlla dëxëñ yëpp am na ñoo xam ne mën nañ naan 10 litres par jour loolu dara ci ñoom et pourtant techniquement à partir de 5 litres d'eau ci sa biir yaram waroo survivre ndax ndox bi dafay dem ba diluer en fait xorom bi ci sa deret baa jiwuma docteur baa jiwuma waaw voilà boo ko xasee ba diluer nag la complication yi dugg gis nga yii yëpp ay façon la mën a xam nag yow exactement sa fonctionnement nu mu demee gis nga loolu lay wax ci nangoo def mbir boobu nangu gi c'est là où tout réside xam nga buñ ne bu for yombee sëgg jafe foofu lay dellu gis nga lii may expliquer yëpp mën naa ko expliquer mën naa joxe lépp waaye nit ki moo war a nangoo def le premier pas foofu rek la dellu. Li nga notion de différenciation. C'est important. Mais comment différencier une absence de conscience et le sommeil profond de la conscience? L'absence de conscience, elle est choisie. Le sommeil profond de la conscience, elle est subie. C'est très important. Parce que xam nga dañuy wax animal l'homme animal nangam ak nangam mais lan moo tax loolu parce que yaram mën na fa nekk xel mën na fa nekk ruux sax mën na fa nekk waaye problème mooy noyau bu fayee liaison bi war a am entre trois ay doxul fonctionnement bi war a am entre trois ay doxul yaram dootul def différence entre li ma soxla ak li ma bëgg xel dootul def différence entre lii logique la lii du logique ruux interférence lay am dootul jotati ci xol dootul mën a jot xel kon moom it communication ak moo ba waay sauvetage am du ko mën a def là on parle de l'homme animal une brute épaisse xamul lu dul moment bi xamul lu dul léegi xamul lu dul léegi laa xiif xamul lu dul léegi laa mar xamul lu dul léegi laa bëgg lii nii foofu logique duggatul morale duggatul dara duggatul c'est un animal enragé qui n'est intéressé que par sa propre soif kon nag foofu nit sàggan ba àgg foofu loolu mënul nekk rek lu xëy rek am tayeef la tayeef goo gis nag sanction dana am parce que propriété divine la nit moomul boppam propriété bi ko yàlla jox la sàggane ah boo demee nag ñu poser la amende sa problème la moo tax dañuy wax rêve ou illusion. C'est quoi l'impact sur la dimension mentale? bon xam nga dafa yomb dégg ndax ki nga xam ne tey dafa tëdd gis ak ki toog xalaat ni man tey lii lay gént gis nga foofu la affaire bi nekk c'est vrai nag dana am élément yoo xam ne ci sa biir journée wala ci sa biir pensée wala yu mel noonu mën na am impact nag léegi ci boo tëddee li ngay gis mais l'essentiel mooy bul ko dénaturer dans le sens où bul xëy ne ah bon gis naa nangam waaye bu nekkoon lii mooy gën a neex loolu fabrication la li ma jaaxal ci loolu nag mooy ki nga xam ne léegi jàpp ne bu fabriqué ba pare mën na ci nax yàlla c'est ça ndax dëgg xas na ba teg yàlla dëgg gi la yore nga ñëw ne da nga koy nax ne ko noo demeewul nii la demee ah dina doy waar de te xam nga yàlla sax laa wax waaye ñi yàlla baaxee boo yaakaaree mën nga ñëw taxaw ne leen ah bon nii la demee xam nga dañ ciy waxtaan ak Pape Cheikh Sarr mi ñuy waxtaan ci perception ma ne ko pourtant est-ce que xam nga ni mag ñi li tax wax leen lu dul dëgg jafe mooy gis nga nit bu taxawee seen kanam les 3 premières secondes xam nañ nit ki ci kaw ba ci suuf yi ko composé li xelam di fonctionner yan outils la ko yàlla jox lan la mën lan la mënul mais mieux que ça à gauche lépp li jot a jàll ci dundam tout son passé nii seen kanam à droite lépp luy ñëw ak point d'intérêt yi fan lañ war a mën a intervenir léegi kan moo mën a yore loolu pare nga naan don xaaral ma ñëw kii dama koy këpp ndox mënul nekk
da leen jox fiche récapitulatif nit ki. exactement. defe naa loolu lay waral Cheikh Abdou Aziz Dabakh yin bi mu wax ci nit kuy wax sa xadis yonent bi. dañuy gis ni leer bi gën sa gémmañ. ñoom seen bët day jël loolu yëpp. dañuy wax ni choix. question de choix. nit bu ko defee danaan xel yi mooy wax. dañu mel ni xol da si duggaale. bien sûr loolu. parce que déjà sax xol dafa bëri ay façon yoo koy déggee ndax xol en tant que tel maanaam xol bi nga xam ne waxuma sax organe bi mais xol bi nga xam ne foofu lu ruux rattaché bokkul ak xol biy sopp bokkul aussi ak xol biy bëgg ndax mbëggeel ak cofeel bokkul c'est une très grande différence parce que xam nga ay mbëggeel ay nobel ak yooyu yëpp ay façon nax sa bopp la ay construction mentale la sa xel sa nafs mooy naan lii bëgg naa ko waaye comme xam na ni mënul nax xol ndax xol moom doxewul raison li ko ruux inspiré moom loolu lay doxal kon il faut que mu créer même stimulus bi même signal bi nga xam ni moom nga miin ci mu jóge ci xol googu nga xam ni lu mu xas ba dicté nit ki immédiatement amatul xel amatul xol amul dara exécution rek ndax fi mu jóge ci moom mu wóor mais mën a copier signal googu nag mooy wax ci bu ko xasee ba copier nag léegi nit dana jël loo xam ni mbëggeel la wala bëgg-bëgg wala xemmemte la sax jël taf ko étiquette cofeel wala leneen mu yaakaar nag léegi lii mooy léppam ci lii la war a concentrer léppam ci lii la war a def léppam et pourtant da koy def dugg ci kàmb yàqu parce que def différence entre différents signaux yooyu c'est très difficile surtout bu fekkee defoo effort bi tax nga mën a xam loolu ci sa bopp c'est un travail difficile moom c'est pas un travail simple parce que mën a xam nga li ñuy wax naan sa noon moo la mën a xeex waaye sa xarit moo la mën a trahir c'est le même principe nafs dafa bokk ci yow xam na ni ngay fonctionner ba pare kon nag mu mën a xool nan la lay dugalee ci kàmb daf koy yomb mais nag nit ki il faut mu mën a am un certain degré de recul il faut mu am benn tey gi tey googu moo koy permettre nag léegi mu mën a déglu ba xam parce que gis nga nafs boo seetloo ay façon yëpp dafa xumb nafs dafa xumb dafa bëri ay dugg fi génn fi def lu ne ruux dafa tey ruux moom na coow li bëri da yër ne la kay dugg fii mu jeex mais nag mën a xàmmee nag façon boobu moo jafe ndax xam nga malheureusement nit ñi xam nga da nga koy seetlu sax ci yenn question yi da nga gis ko poser question nga xam ne problème am du problème mu compréhension question bi mais problème mu compréhension boppam la amul bay mën a comprendre question bi xam nag léegi éléments yi question bu nekk fii la wala fii la tàmbali wala fii la yam ce qui fait que problème am mujj gi lan la lii ngay tudd boo nee xel lan nga bëgg a wax parce que moom sax xamul fan la xelam tàmbaleeg fan la yam xamul fan la yaramam tàmbaleeg fan la yam xamul fan lu ruuxam tàmbaleeg fan la yam boo ko newoon tey ji lan mooy ruux dalay xool dalay jox rek benn définition sommaire nii rek waaye du la wax ni exactement ruux lii la ndax musul jot ci moom gis nga yooyu yëpp nag c'est dommage c'est dommage parce que waxuma sax nit àgg ci yenn niveau d'évolution yi mais rien que communication entre ñett yi rek yar na ku nekk c'est extraordinaire. kon si éducation boobu noonu mooy waral soit nafs bi di conditionner xol bi wala xol bi di conditionner yaram bi kii nafs bi. pas xol bi wala boog ban xol ngay wax ndax xam nga bu ñu nee xol comme ni ma ko waxee léegi xol biy sopp ak xol biy bëgg bokkul bëgg-bëgg ci xel la aju day mel ni tey jii nga ne nga gis ko la neex xam nga naxe bi fan lay commencer ba nga ko xasee ba bëgg da nga koo bëgg a bëgg da nga koo bëgg a bëgg gis nga xas na loolu xas na ba am gis nga processus mental bi nii lay demee boo xasee ba jël apparence bi da nga koy accrocher benn valeur morale bi ak benn personnalité bi ndegam sax nit ki xam nga ko gis nga à partir de foofu scénario am lëmb ngay bind kii non nii la mel nii la war a mën a mel nangam ak nangam bind ba mu mat bind ay téere sax
xam nga problème bi fan lay nekk boo dajeek moom melul noonu moo tax da ngay xëy bëgg xëy mu dem tegewul ci dara loolu li nga bëggal sa bopp ay Nobel ak yooyu yëpp même système bi la c'est juste que bu si nekk nag léegi ak longévité bi muy am mais yëpp ay façon illusion la mais lépp ci xel la aju xol bi sopp ajuwul ci yooyu yëpp xol bi sopp mooy li nga xamante yi moom mook ruux bi c'est une connexion directe moom mooy en fait ambassade ruux ci biir yaram xol boobu amul logique amul dara moom message la message bi xas na egsi moom jottale na ko pare na ci ay yëg-yëg ak yooyu yëpp fa lay dugg ay yëg-yëg ak yooyu yëpp fa lay dugg ce qui fait que moom signal bu mu xas ba jot da koy transférer wax ji mooy nafs nag léegi xam nga góor gi moo ngi koy jàppale ni moom xaritu rebelle yi la gis nga foofu la problème bi ne nekk ndax moom day intercepter signal bi copier ko bu ko copier nag léegi moom suba xam na fan la lay jaar gis nga moo tax ne yar nafs am solo boo ko yaree mu mat la compagne boo ko yarul mu yàqal la lépp c'est tout. xam naa balaa ñoo passé dernière étape bi rek dafa am benn question aussi bu xaw a doy waar bu dugg si cadre double personnalité. ba si jamono am na jamono yoo xam ne naan nit ñi day am lu leen dugg. ba muy waral ñu am double personnalité. mu ne comment arrive-t-il qu'une personne est possédée par un esprit mu posé loolu. mu ne bu fekkee ni loolu xam ne li nekk ci moom dafa malveillant te muy waral double personnalité boobu noonu. nan la ñuy def pour dindi ko. xam nga dafa am lu jara ràññee ñoo ngi naan double personnalité double personnage dafa am double identité am double personne am ñeenti yi foog nga xàmmee ko double personnalité état standard la ci ñëpp ndax conscient day créer personnalité A inconscient créer personnalité B fu ñuy remplaçante nag doo ko yëg moo loolooy nécessité wu en fait def reforgeage boolewaat conscient ak inconscient pour genre interférence yooyu yëpp dàqu nga mën a jot ci ses capacités moo xam mental la moo xam physique moo xam leneen la mën a fonctionner ni nga war a fonctionner loolu mooy double personnalité double personnage mooy ki nga doon ak ki nga bëgg a gëmloo nit ñi moom nga doon ki nga doon ak ki nga bëgg a gëmloo nit ñi moom nga doon personnage ce n'est pas une personne réelle c'est une personne fabriquée di nga gis ñoo xam ne dañuy xëy mel ni ñoom double personnalité lañ am wala leneen fekk yàlla xam ne ñoom ñooy jéem a xool ku ñu këpp lëndëm rek dafa jar a xàmmee mu des double personne en fait foofu la problème bi nekk parce que fi ngay doonee personne A ak fi ngay doonee personne B yow sa bopp doo ko yëg ce qui fait que essentiellement day mel ni ñaari système ñoo nekkandoo ci benn nit ki bu si nekk di fonctionner à un moment T mais foofu est-ce que forcément dañ ko war a xool en tant que problème wala dañ ko war a xool en tant que dafa am lu tax mu nekk fa parce que c'est pas loo xam ne day xëy rek am noonu parce que lii mën na sax dugg ci cadre schizophrénie ba ñuy wax sànq parce que fracture mentale boobu bu amee ñaata fragment la ak fragment yi ba ñu defee cassure ba pare est-ce que dañoo rester séparés wala est-ce que dañuy créer ay agrégats aléatoires gis nga loolu yëpp ay facteurs yu jar a bàyyi xel ce qui fait que foofu est-ce que da nga ko war a approcher en tant que benn menace wala de est-ce que da nga koy approcher en tant que bon feebar mais feebar bi comme ni ma ko waxee sax problème bi mooy xel bu nekk ak ni muy fonctionner xel bu nekk ak ni mu doxee problème bi nag léegi mooy boo ko bëggee faj noo koy jaar surtout bu fekkee xel ba tas xamoo ko ñoo tax ay kaawu amnésique yu mel noonu am doxalin buñ ci am parce que foofu objectif bi nekkatul jox ko garab ba mu wér wala quoi que ce soit non non nit ki ngay fàttali boppam nan nga koy fàttalee boppam il faut nga yóbbu ko ci loo xam ne yàgg na ko def yàgg na ko miin parce que nit bon bokk na ci yi ñuy wax ci nit on est ce qu'on fait
gis nga nit li muy def dafa bokk ci identité li ngay faral di def dafa bokk ci sa identité dafa bokk ci ki nga doon wax ji nag léegi mooy bu la identité boobu réeree il faut nga dellu ci fragment d'identité yooyu benn par benn ba dajale assez pour def une reconstruction boobu bu amee ordinateur bi def le signe ne la système bi defaraat nañ ko il faut nga def redémarrage boo redémarrer ce système demande ni mu demee woon c'est tout mu des double identité li ci intéressant mooy mook double personne nuroo nañ waaye cas bi moo gën a grave parce que xam nga double personne ba léegi benn identité la waaye boo demee ba identité yi nekk ñaar maanaam xam sa bopp ci boppam moo mënta nekk c'est là que le danger commence parce que yaram bi li mu waroon a contribuer li mu information yi mu war a jot day double dootul xamati man diw laa wala ci ji mbindeef sàngam laa bokk ñaari carte d'identité lay yore te du xam ban la ciy doon xel bi jarta wax ndax day toog ne man man nii laa mel may diw lii laa bëgg lii laa bañ nangam ak nangam seconde bi ci topp mu changer complètement foofu nag yooyu yëpp ay façon c'est-à-dire que yii yëpp boo ko xoolee ci cadre psychologie mën nañ ko woowee schizophrénie wala trouble de personnalité mais ce n'est jamais aussi simple que ça parce que identité li ci metti mooy information ruux day duggaale moo tax foofu médecine kese mënu ko faj wala bu ko fajee it dana am lu mu fa bàyyi moo tax foofu il faut ñu am beneen stade d'intervention boo xam ni nit ki foog mu jaar fa wax ji nag mooy kan moo ko fay jaarale. macha allah dafa mel ni laal neen dimension mentale. dugg ci illusion yi. léegi bu nit ki bu duggee ci illusion yi dañuy dugg ci cadre évolution. balaa doon dugg ci loolu dafa am benn extrait boo xam ne Sëñ Moustapha am na lu mu wax ci cadre boobu noonu xam naa bu ñu ko xoolee pare incha allah ñu yeggali waxtaan bi. xam-xam bi nag rañaane ca xam-xam bi nag rañaane ca masjid bi ñëw ci masjid bi moo tax ñu ñuy jox xam-xam ba ku cay nit amul maanaam boo leen tegee nit dangay am problème ndax léeg-léeg dof rek lañ lay nuru waaye nag bokkul ak baatu dof bi arab yi doon tooñe yonent bi di wax saaxirun aw majnuun nag di wax shaa'irum majnuun nag di wax muallimum majnuun wala ba Firawna doon tooñe Muusa inna rasulakum alladi ursila ilaykum la majnun ba ca Nuux masul dakk fa kadabu abdana wa qaalu waaye façon dof yi ñu wax man a waxin la man a wa nunshi'ukum fi ma la ta'lamun bi sujud bi amee ci al masjid al aqsa al bashari ba noppi nunshi'ukum fi ma la ta'lamun mu jël xam-xam boobu def ko ci ay nit la ñuy wax nekkul ci téere moo tax seen jëfandiku léeg-léeg le commun des mortels di defe ni wayuñu majanin illa anna sirra jununihim ala abwabihim yasjudu al aqlu مجانين إلا أن سر جنونهم على أبوابهم يسجد العقل
maanaam dañu wax ne xel mooy nit kon nag xel mi ñu ni mooy nit bu demee bay sujootal nit ka leneen la. dafa am notion bi boo wax mooy yitte volonté boobu noonu ñuy laaj ñu ngi koy cultiver parce que évolution lañ wax. volonté mook ndoxayam xam nga ndox doo ko bay doo ko sàmm waaye foo jëlee ndox dolli ci ndox mu yokk volonté noonu la toll fi nga ko nangoo yamale la yam. gis nga loolu dafa bokk ci outils principaux wu nit nag lañ wax comme nitam moom volonté fi nga nangoo yamale sa volonté mooy li may wax ci choix du problème mu est-ce que bëgg nga ko problème mooy est-ce que jaral na la ko lim la jaral ak lim jar il faut nga déterminer ko boo ko déterminer ba pare nag ci ngay xam est-ce que réellement di nga ci jot parce que lim la jaral boo ko nangul passé fa nga yam doo ci jot. waaye boo ko nangay romb nag par force di nga ci jot boo nangay romb leneen di nga jot ci ñaar yëpp c'est que volonté def di genre li ñuy woowee ci anglais wild card moom genre carte sauvage on va dire wala carte imprévisible maanaam munoo ko àtte ci logique parce que ajiwul ci logique munoo ko àtte ci rek bëgg-bëgg parce que yemul ci bëgg-bëgg dafa transcender yooyu yëpp gis nga volonté boo ko bëggee dégg mu gàtt expression noyau humain bi la maanaam gis nga yaram bi xel beeg ruux yi bu ñu àndee ni lii la ñuy doxal loolooy volonté expression noyau humain bi la. su boobaa nelaw du la impacté liggéey ba sonn du la impacté. exactement parce que xas naa ba jaral la. am na kuy laajte. si cadre information booy jot. lu tax léeg-léeg nit bi jot information mel ni organes yi dañ siy joué. waaw xaw ma nag ndax bi daalam déet. ndax dañ naan sama loxo day xasan xaalis mooy war a ñëw. ñu daal di loolu noonu nu mu mën demee est-ce que si cadre évolution la. wala si naturel à l'homme wala yàlla la si jàppale rek. déedéet lu si li ñu doon expliqué sànq ci réseau cérébral bi parce que ñi nga xam ne tey jii cerveau antenne lañ yore par exemple. genre information yi bu ci nekk ak façon bu muy ñëwee en effet comme ni nga waxee am na ñoo xam ne tey jii seen loxo day xasan ñu ne maa jot ci xaalis day am na ñoo xam ne tey jii ci beneen façon la day am yooyu yëpp ay façon la mais façon bu nekk dafa unique à chaque personne ni muy ñëwee pour chaque personne du bokk ak bi ki ci des mais gis nga li intéressant mooy tey jii bu ñu nee cerveau antenne ci gi nga xam ne tey jii moom moo contrôler cerveau ba pare nekkaale cerveau antenne foofu la mbir di intéressant we ndax kooku il a littéralement je dis bien littéralement la capacité lu mu mënti soxla ci àdduna bu ko neexoon àdduna bi yëpp àndoon ñu indil ko tegal ko ci kanama parce que am na capacité boobu c'est ça moo tax quand je parle de juridiction lii yëpp ci la am na koo xam ne tey jii bu génnee di doxi soxlaam soxlawul ku ko wër soxlawul ku ko protéger bu ko dara doon dal rab yaay ñëkk ñëw ndax ñoom ñooy police u àdduna am na koo xam ne tey jii bu xëyee feebar day génn dagg benn garab mi lekk ndax garab bi ñooy premier hôpitaux yi kon nga xam ne yàlla ba mu joxee nit la mu soxla yàgg na c'est tout. xam naa day xat sax pour ñu dugg cerveau antenne. parce que ñoom seen connexion yi ñuy am wala rotation yi ñuy def même par rapport orbite commun bi. defe naa ñoom ruum yi ñoo koy indi. ci kullun fii falaki yasbahuun chaque fois dañuy tourner. moo tax ñu def seen danse yooyu di tourner. xam naa opportunité dinañu may parce que temps baa ñuy bëgg a ñett tuuti. dañ ne connaissance. bi nga xam ne dañ naan xel wala xam-xam. naan xel moo koy dégg. dina dem ba nit ki toll boo xam ne. xol bi lañuy wax moo koy yor. nan inama lañ mu fi sudur rijal nekk loolu kañ ban état bu évolution day toll ba xam-xam boobu noonu nga xam ne mooy nekk diggante xel beeg xol bi na lañ defee la part des choses. bon xam nga pour loolu nga dégg ko dafay yomb il faut nga def la différence entre connaissance ak savoir connaissance perception jàmbur la lu keneen xalaat ba génnee la moo tax même boo ko jàngee it
du la intégrer à 100% parce que bokkul ci yow lu bokk ci keneen la nga jël ko bëgg ko jëriñoo wax ji nag léegi boo ko jëlee ba pare génnee ci leneen nag léegi loolu sa xam-xam la mais xam-xam ajiwul ci xel ajiwul bokk ci cerveau ak mémoire xam-xam expérience la xam-xam looy dund la xam-xam lu bokk ci yow loo doon la on est le savoir moo tax ruux moo koy garantir ndax ruux du fàtte te ruux mooy seedewu nit ba ci nit bu soxla bu bëgg a dem ba yore njaboot moo tax sànq ma laajte est-ce que besoin de reproduction la ou est-ce que devoir de reproduction la parce que bu grossesse amee yaram jël ëmbam xel jëm ëmbam lan mooy rôle ruux ruux mooy témoin mooy le premier parrain mooy ñëkk a seede mooy seedeel nit ki mu doon ruuxu ko góor ki taxaw ruuxu ko jigéen ki taxaw yépp ci kanamu yàlla kii seede ni ah sama rapport a ngi nii kii de bon xaw na doy waar moom waaye nag xol bi nangam ak nangam yéene bi nangam ak nangam xel bi nangam ak nangam jikko ji lii jikko ji lële nangam ak nangam ku ci nekk def sa rapport bu ñu paree ñu dem ndax looluy seen rôle yàlla nag par rapport ak rapport googu lay xool ban ruux la leen di baaxee moo tax ruux moom du jël grossesse waaye importance grossesse bi ci ruux la aju c'est extraordinaire waaw ci même cadre boobu sax nga nit beneen affaire la xam nga yàlla yenn saa yi da ngay yaakaar ne moom te sax lu ko neex lay def kenn mënu ci dara lu ko neex lay def moo tax façon yooyu mu defal nit yëpp nit war a bëlwëli ko réeree ko noonu natt mënu ko wees xam naa bu ñu toppee affaire yi moom temps bi na dem. temps bi na dem am naa damay def benn question rek balaa ñuy passer ci dernière partie bi mooy voyage dans le temps li ñuy di wax voyage dans le temps. La téléportation, télépathie, télékinésie, sont-ils des capacités surhumaines ou pas? dañuy dégg fii ay mag yu naan dañuy reer di Fuuta. danaa rajo Seydou Nour daal na ko def. yooyu noonu est-ce que c'est extraordinaire, c'est surhumain wala nit mën na ci am accès? De nos jours mën na surhumain mais ci création nit ak li nit ëmb mais loolay capacité de base yi. loolu capacité de base yi moo tax boo àggee en certain maanaam premier palier évolution wu nit mais daanaka ci yooyu ngay jot ndegam dafa bokk ci yi nga soxla mais même bu ci bokkul am nga capacité bi wax ci nag mooy est-ce que di nga am affinité bi foofu la affaire bi nekk xam nga moom lay expliquer sans ci cadre yaram de nature maanaam nit standard aw deful entraînement deful dara attan na oto yëgati ko ba mu ci ba ci kaw teg muscles yi am nañ capacité boobu mais lu tax duñ ko bàyyi mu def ko parce que effort bu toll noonu muscles yi force boobu buñ ko développé nañ toj yax yi ci biir yooyu bu tojee mën a dagg vaisseau sanguin yi nit ko yem fa moo tax cerveau bi da koy limité bu ko limité nag léegi am na loo xam ne doo ko mën a def sa bopp mais nag bu fekkee léegi yaa moom sa cerveau consciemment yaa contrôler sa bopp foo jëm. xam naa yenn questions yi sax duñ ko mën aborder. foog ñu tëb directement dem ci surtout parce que dañoo jaar ci dimension corporelle nit. léegi ñu jeexal ci dimension mentale nit. il faut ñu def lien boobu noonu. relation entre le corps et le mental. impact bi corps bi di am ci mental bi. et vice versa. nañ ko mën déggee. nañ dellu ci cadre entraînement xam nga yaakaar naa sax lundi bële passé ci dimension physique bi am na ko posé woon xam nga tey jii bu ñu nee nit moo ngi ci entraînement am
dem na ba sonn et pourtant mooy continuer di def effort mais gis nga loolooy poésie bi gën a rafet diggante yaram ak xel parce que xam nga boo demee ci Navy Seals yi ñoom dafa am lu ñuy jàngale ci seen formation dañ lay jàngale gis nga boo demee ba sentir ni sonn nga sa xel la ndax bëggul jeexal capacité wu yaram bi ndax wóoru ko ba xam situation de survie nga nekk wala déet kon da lay teel a wax ni sonn nga pour nga mën a arrêter denc li ci des waaye gis nga booba fekk ne 30% kese nga utiliser loolu la ñuy woowee ñoom la règle des 30% fa nga demee ba sentir ni sonn nga dese nga 70%. mais gis nga li intéressant mooy 100% yi boo fa àggee ndax gis nga entraînement secret bi réel secret wu performance physique ci xel la nekk dans le sens où tey jii sa xel bu gënee teel a sonn sa yaram ak sa yaram lu mu mënti mën sonn nga mais cas contraire bi moo intéressant koo xam ne tey yaramam lu mu sonn nu ko wóor ne fi mu toll yëgatul dara waaye xelam moo koy naan di nga dem de di nga dem de di nga dem de di nga dem de par force dina jóg taxaw te bu jógee taxaw dana avancer te bu avancer dana àgg c'est ça mais nag léegi gan boo génnee ci cadre sport boobu génne ci cadre effort physique parce que gis nga mooy li may wax sànq nit jox ko résistance wan ko résistance mu wan la force gis nga cas yi yëpp ci loolu lay dugg mais gis nga bu fekkee résistance amul nag léegi foofu ngay mën a seetlu subtilité wu connexion yi parce que moment bi nga xam ne nit ki il est au repos amul réellement benn niveau d'adversité amul benn niveau d'effort bu mu nekk gis nga foofu ngay mën a seetlu bu may naan benn composant benn dimension ci nit ki bu surdéveloppé te yi ci des ñoom it àgguñ ci benn seuil bi daf koy cannibaliser tey ji yaram boo ko surdéveloppé te jotoo sonn ci sa xel ak ci sa xam-xam parce que ci foofu sax dafa am benn sew-sew boo xam ne bëgg naa ko indi xam nga dañuy tudd idiotie tudd stupidité mais lan mooy différence bi stupidité yomb na dégg yaakaar naa sax chinois yi ñooy wax ni ki xamul nangoo laajte bu dee dofit ndofam jeex na waaye ki xamul nanguwul laajte ba keroog muy dugg bàmmeel du jóg ci nekk dof c'est très important léegi ci loolu foofu ngay mën a dégg stupidité parce que stupidité dara lu manque d'information xamoo moo tax nga def loo xam ni jëfu ku xamul la waaye idiot si nag léegi kon mooy lan ki idiot mu ki am information yëpp am outil yëpp am gis-gis yëpp waaye xam nga problème bi lan la dafa nangul xalaat dañuy wër dafa ngoog sew boobu rek laa ci bëggoon ñu jeexal ko ak dernière question man dama bëgg domaine yooyu espace ak temps entre yaram ak xel nu ñu koy comprendre xam nga sax sànq yaakaar naa jot nga ko indi voyage à travers le temps yooyu mais xam nga li ci intéressant mooy fonctionnement am dëgg la sax c'est régulé ndax bon temps yi ci aju dafa bëri mais bu ñu xoolee ci exécution bi day mel ni nga ubbi sa Google Maps fi ngay teg sa baaraam ne fii laa nekk foofu mooy yaram gi sa xel mooy am compréhension wu mécanisme bi ci cadre physique bi sa ruux moo yore compréhension mécanisme bi ci cadre immatériel ak exécution voyage bi parce que moom espace tënk ko temps tënk ko mais nag gis nga lii yëpp opération bi dafay dépendre ci neexoo gi am diggante yaram xel ak ruux ndax bu yaram neexoo ak xel te neexoowul ak ruux voyage bi mënul nekk ndax bu fekkee da nga yëg ci oto chauffeur bi ne maa lànk yóbbuwuma la foo jëm di nga wàcc de c'est ça mais aussi yaram bi nekk fa neexoog ruux te neexoowul ak xel beneen problème dafay am parce que foofu yaram bi dugg si na neexoo nag chauffeur bi waaye moog chauffeur bi ku nekk li ngay làkk kenn déggu ko moo leen dem c'est ça bu fekkee ku si nekk nag da nga xuloog sa moroom xalaatu def loolu yëpp sax moo dul am
c'est ça mais nag perception espace-temps tout va dépendre nag léegi perception boobu nan la nit ki gisee espace-temps et pourtant sànq lañ koy waxtaanee ci kër gi niñ doon waxtaanee naan waaw koor gi moom dafa gaaw heure bi ren moom day gaaw a dem heure dog day gaaw a jot xam naa moom xawma kooku njóobeen la wala njaayeen gis nga foofu c'est un processus mental parce que perception au temps nit a ko soxla yàlla soxlawu ko nit a ko soxla yàlla soxlawu ko nit mooy juddu temps bi di jàll boo seetloo xale boo ko ne xaaral 10 minutes moo nga rey ko benn la day yàgg ci moom munu ci dara et pourtant mag tey ji boo ko ne 10 minutes day naan laay jot na ba pare parce que gis nga problème mu perception boobu la gis nga ni ngay gisee àdduna bi boo nekkee xale bëri na information yeeg fonctionnement yoo xam ne duggagul ci système mii nagoo ko bu xasee ba ancré wu nag léegi yaram bi li muy def mu def koy raffiner dans le sens où da koy defee façon boo xam ne yoo xam nga lii tout le temps dafay am mais da la koy indil ci façon boo xam ni du surcharge en fait sa xel wala say sens stimulus bi lay wàññi volume bi di ko wàññi ba da ngay dem ba mujj gi lu metti woon wala mu jafe wala mu naqari ci yow day xëy ba léegi beneen impact lay am ndegam sax dina amati impact ci yow c'est ça moo tax tey boo fekkee xale mu toog nga kaata ko dina saf boo fekkee mag mu toog nga kaata ko dina saf waaye mettit yi du bokk gis nag foofu lu sew yi ni nekk nit dafay adapté wu tout le temps à tout moment boo ko gënee seetlu sax ci cadre entraînement la xam nga ñoo ngi wax ci entraînement cardiovasculaire pour travailler xol endurance ak yu mel noonu mais dafa am ay façon mais peu importe façon bi gis nga entraînement dafa am logique boo xam ne il faut nga comprendre ko xas nga ci miin dara xas nga ci tàmm dara bàyyil jàllal ci leneen parce que yaram dafay adapté wu nit dafay adapté wu gis nga looy gën di def dara moom day gën di xool nu muy defee même chose bi avec le moins de ressources possible ce qui fait que effort bi ngay def day gën a wàññeeku résultat bi nga ciy am gën a wàññeeku moo tax di nga nekk di daw tàmm ko lool miin ko lool dawal 10 kilomètres par jour boo xëyee def leneen sonn xam nga lu tax sa yaram mu adapté wu daw bi sa routine la daw bi benn doonatul dara ci yow di nga daw 10 kilomètres sa xol du travailler comme nag travailler wul avancé dafay régresser. xam naa rek ñu ñuy tëj. dañuy tëjee ci ouverture vers semaine prochaine ñëw waa Interpol ñu war a waxtaan. mooy la place du mental dans le noyau. parce que bu fekkoon dañ koy xool électroniquement wala scientifiquement. dañuy jàpp ni mental day jouer rôle convertisseur. entre beneen domaine bi nga xam ne mooy domaine ñoom yàlla ak ñoom ak domaine bi nga xam ne ñun ak nit ñi la. muy jouer rôle convertisseur def naa tudd nga ko sax sa waxtaan. bi nga naan yaram nafs moo yor motricité beeg. yooyu yëpp te loolu ci xel ci cadre xel la. te daa am rapport ak ruux boo xam ne. forcément day jouer rôle interlocuteur entre deux yooyu noonu. tout en sachant que ruux mën na agir directement ak yaram. lan mooy place su mental ci noyau boobu noonu. dégg ko jafewul dans le sens où demee li nga ne ñun ñetti ñuy toog nga ne yow français nga moom anglaise la man dégg naa français dégg naa anglais te ñaar bëgg ngeen xamante seen communication foog mu jaar ci ma bien vrai que communication nag la ñu wax parce que communication tey ajuwul ci làmmiñ communication geste am na langage des mains am na bu leen neexee ngeen communiquer façon boobu waaye est-ce que boobu ak ma traduire leen ban moo gën a yomb bien vrai que ci jotaay bii rek ci suñu ñett ñu toog am na benn lien benn xarito benn affinité boo xam ne mën nga ko am ci diggante sans pour autant man ma intervenir ci te par force dafay am parce que ñu ñett a toog bu ñu doon wax ñu ñett la ñu wax ne ñu ay xarit peu importe est-ce que ñoo bokk lu ñuy làkk peu importe est-ce que ñoo bokk fi ñu jóge mais ñoo bokk fi ñu jëm di nga bokkal nit yoon di nga bokk ak nit yoon lu mu yàgg te bokk leen fi ngeen jëm sa arrêt am bokkul
et pourtant di ngeen bokk yoon dana neex lool waaye tôt ou tard dana am ku nekk fu nga jëm waaye ñett yi yaram xel ak roox mën nañ bañ a bokk fi ñu jóge waaye par force ñoo bokk fañ jëm moo xam nangu nañ ko moo xam nanguwuñ ko moo xam neex na leen moo xam neexu leen parce que liñ soxla ci ñoom mooy ñu matal nit gis nag boo bëggee dégg nag noyau boobu ak interaction bi dégg ko ci xaritoo gi ce sont 3 amis ñu bokk benn aventure noonu rek la toll ku si nekk ak fi ngay féetee sa morom dañoo doon seetaan Pépin 3 Pommes. ah dafa mel ni question yi foo la tolloon ba ëppoon na loolu nag. mais du ñàkk si interaction yi si plateforme yi. du ñàkk waa équipe bi dinañ si mën a def ay réponses waaye macha allah matale na lool. xam nga ndax docteur am na lu ñu si dolli wala déet ah moom de xam naa ñëpp bëgg nañ ñaan a des. ñaan yàlla mottali. yéene bi barkeel lépp. xam naa li sànq du waxoon rek dañuy àbb kàddu gi fasiru ala barakatillah rek li la mën ñaanal yàlla taxawul la te barkeel lépp incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ah waaw xam naa sax balaa maa ñaan xam naa wax nañ ma ko waxati ma ko naa ma aller retour bi moom nuñ ciy def waaye man de yàlla xam ne problème laa ci am ndax ñooy naa aller retour ah ñu jëriñoo ko c'est magnifique waaye yàlla xam ne ni li tax may hésité génne ko boobu ba léegi lenn la te mooy man mi yàlla xam ne doyu ma yàlla xam ne doyu ma bu ma sañoon boo leen di jot ci dara de doon loo xam ni wax dëgg neex yàlla tolloo na ak njabootu ki ngeen doon loolu rek a ci nekk inquiétude bi waaye ah comme ñoo ngi koy laaj ci boobu ba léegi ñu xool ba xam rek yàlla baax na incha allah ah guddi na ba pare ko ñu ñaanalante ba lundi incha allah ñu ko nekk jàng fatiha falax ak na salatul fatih bismillah
salaamaaleykum wa rahmatullah. xam naa ñu fàttali leen rek ci dimension mentale lañ nekkoon jeexal nañ ko tey war a dugg ci dimension spirituelle bu ustaz yi wala bu spirituel yi di fàttali leen rek dina jàllaat Mourchid TV